wolof nee na naar bu ndaw lu mu lépp ci ki nekk ci xayma bi la ko dégg parce que Mame Mbaye Niang yow moom moo justice yow yilifoo justice ba war a ni force Ousmane Sonko dañ ko war a jàpp parce que man sa discours loolu laa ci jàpp mooy Ousmane Sonko mënu leen koo bañ a jàpp loolu nga wax parce que boo nee Adji Sarr dina am dëgg yow doo justice doo juge bëgg a jox Adji Sarr dëgg loolu liñ ci war a jàng rek mooy delluwu leen ginnaaw man loolu laa ci jàng parce que reculer pour mieux sauter la waaye li ma gëm te man loolu laay wax parce que àdduna bi jeex na ba noppi te ku nekk di nga faatu ñu dugal la ci sa bàmmeel loo waxoon fii di nga ko waxaat man de néewuma du ngeen sànk Ousmane Sonko waxuma ni du am de mais li ma mën a garanti mooy di ngeen jaar ci kaw bàmmeel yu baree bari soog a sànk Ousmane Sonko loolu moom xam naa ko parce que Ousmane Sonko du moom moo ñu amal solo mais li muy incarné moo amal solo réew mi tey maa ngi la dégg ngay wax ni gor ñi àndatuñoo ak Ousmane Sonko Mame Mbaye ñi ànd ak Ousmane Sonko kenn gënu leen ci réew mi Cheikh Abdou Mbacké borom Daaru Moxti mooy maamam ko kenn gënu ko ci réew mi te mu ngi ànd ak Ousmane Sonko Cheikh Thioro Mbacké Cheikh Ahmad Bamba mooy maamam kenn gënu ko ci réew mi man mii di wax ak yow di Imam Dramé ala Cerno Dramé sama maam Ëmmat Cissé Pire sama maam mooy sama maam te maa ngi ànd ak Ousmane Sonko kon te ñun kenn gënuñu ci réew mi bu dee ci wàllu deret la ñuy wax kon li nga gëm te xam naa ay kilifa diine yu mag ay muqaddami tijaan yu mag yoo xam ne ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko du Ousmane Sonko lañ àndal mais dañoo ànd ak dëgg parce que dañoo gëm ni dañ koo bëgg a toroxal dañ ko bëgg a humilier dañ ko bëgg a sànq kon Mame Mbaye na nga dellu ginnaaw parce que boo dellu ginnaaw dina wees ñun néewuñu Ousmane Sonko duñ ko àtte parce que buñ def amalgame Ousmane Sonko sortem bu mujj bi li mu wax leer na nee na dina dem wuy ji yoon te loolu ñun ñëpp a ci am intérêt pour mu dem wuy ji yoon loolu jarul kenn werante wu ci mais kenn mënul manipuler yoon ba jàpp Ousmane Sonko parce que loolu képp ku ko def man gëm naa ni man nga ko def mais du la jik te man mii di ko wax wallahi al azim ci koor laa nekk waxuma pour lu di show ñun dépassé nañ show parce que nag wolof nee na daw ca ba ngay ami tànk fitna mu ngi nelaw te yàlla rëbb na képp ku yee fitna yonent bi nee na al fitnatu naimatun laana allahu man ayqazaha loolu yonent bee ko wax yàlla ni wattaqu fitnatan laa tusibanna allazina zalamu minkum xaassa yàlla nee na ngeen ragal fitna joo xam ne bu agsee du yem ci yéen de te li ngeen bëgg a yeewaat fitna nag mën nga ko déclencher waaye doo xam fu muy yem réew mi ñoo nanguwul ko jàpp Ousmane Sonko ñii taxaw di wax bokkuñu Pastef man musuma jënd carte membre Pastef te yaakaaruma ni dinaa ko jënd parce que sama combat c'est ailleurs mais man du ma seetaan injustice Cheikh Abdou Mbacké jëndul carte membre Pastef Cheikh Mahi Niass ku ko gën ci réew mi koroog ba fa Ousmane demee dégg ngeen li mu wax Ousmane sama doom la ñooñu ñoo encadré Ousmane Sonko parce que du jëmmam ji mais li muy mënee combat bi muy mënee bu leen kenn nax Ousmane Sonko combat bi muy mënee billaahi moom la Cheikh Seydi Hadji Malick doon mane mooy nañu moom suñu bopp nañu tal suñu bopp nañu moom suñu réew moom la Seydi Hadji Malick xeex ba faatu moom la Cheikh Omar xeex ba faatu moom la Cheikh Ahmad Bamba xeex ba faatu te xeex bi képp ku ci daw trahir nga mag ñi kenn amul droit di daw parce que dafa ragal mbokk yi dee kenn du fi dee ñaari yoon dee benn yoon rek la nit te koo xam ne amoo lu dul kaso rek nga am ak police ak gendarmerie mbokk yi warul tax ngay saalit parce que nit boo xasee ba gëm yàlla kenn mënu laa xoqatal kon Mame Mbaye Niang dañ lay wax nga dellu ginnaaw parce que boo dellu ginnaaw dina wees parce que réew mi duñ nangu ko sànk Ousmane Sonko loolu message la bu leer jàppoon naa ni yow boo génnee bu dee da ngay woote ni responsable nga da ngay
fukki bakkan ak juróom yi faatu ci réew mi ñooñu ngay jaale wax ju rafet. ñun d'accord ñu Ousmane Sonko di menacer kenn te buñ gisoon mu koy def dinañ am courage ni ko bu ko def mais Ousmane Sonko am na droit protéger boppam parce que réew mi justice bi ñuy wax ñun waxuñu ni réew mi amul justice réew mi ñi wax ni justice amu fi ñooñu ay magistrat lañ. juge Téliko kenn gënu ko jàng droit te moom moo jiite magistrat yi toujours nga dégg muy wax ni réew mi dafa am problème mu justice bi day dox ci 2 poids 2 mesures. juge dem koroog ba muy démissionné bi nga ko laajee dani dama démissionné ci justice bu démissionné kon képp koo xam ne da ngaa bëgg a manipuler justice bi pour jàpp Ousmane Sonko réew mi du ko nangu te réew mi wan nañ leen ni duñ ko nangu. jiiñ ngeen fi nit ñi ay terroriste te ñi ngeen koy jiiñ seeni nawla lañ jiiñ ngeen fi nit ñi ni ay force occulte lañ te ñooñ seeni nawla lañ gënu leen a bëgg réew mi kon il faut ngeen dal gëm ni nguur du dara nit da nga war a sóor bis biñ lay takk teg la jullit ñi war a taxaw di la seede bis boobu dafa jar a sóor te bis boobu kenn xamul tey la wala suba la wala ginnaaw suba la am na loo xam ne nguur jaru ko na rafet parce que réew mi ñun ñoo ko bokk nañ ànd ci nawlonte ñu ànd ci joxante cër ñu wut réew mi ci démocratie wut réew mi ci wutin wu rafet ku ko yor ñu bàyyi la nga doxal ko ci jàmm bu sa ay jeexee nga dem jox sa morom lii moo jik Sénégal mais leneen lu mu fi def billahi réew mi dina dem ci guerre civile te man mii di ko wax waxuma pour di waxantu barke Cheikhou Tidiane ci koor laa nekk bu ñu insister ci dossier Ousmane Sonko bu ko sànq pour mu bañ a bokk réew mi dina dem ci guerre civile man Imam Dramé maa ko wax te magum waxoon naa ko nag moo gën xamoon naa ko kon dellu leen ginnaaw li ngay asgor nit ñi woor jullit ñi di baalonte àq nga toog di charger nit di ko waxal loo xam ni yow xam nga ni li ngay wax du dëgg ñun Ousmane Sonko jaraluñu fen parce que yorul suñu dépense na ngeen dellu ginnaaw jeunesse bi nag laay waxal bu ngeen seetaanee ba Ousmane Sonko rëcc leen xoola di ngeen jël suuf si di ko xooyal di ko naan yéen jeunesse su Sénégal te jeunesse bi na ngeen taxaw tem pour réew mi ñu yor ko ci dëgg réew mi mën nañ koo yor ci dëgg parce que réew mi ñu fi musa jaar ñëpp dañ koo yoroon ci dëgg opposition bi bu leen gëm mukk ni Macky Sall day rendi Ousmane Sonko bàyyi leen fi yéen ku leen gëm loolu nax na leen opposition bi muy xam Khalifa Sall Karim Wade képp ku leen gëmloo ni Ousmane Sonko day dem tëddi kaso yéen ngeen bokk kooku da leen di nax kon nañu taxaw pour dëgg te dëgg fi mu nekk gor ñëpp xam nañ ko fi mu nekk nii xam nañ ni lii complot la woon bu leer parce que yow liñ doon weerante yow yaa ko confirmé Mame Mbaye yow yaa confirmé ni mbir mi complot la parce que nit ñi dañ ci doon douter sax mais yow boo jógee en tant que chef de cabinet du président de la République nit ñi di xaar ci yow apaisement ak dalal nga jóg wane ni Ousmane Sonko force dañ ko yóbbu kaso kon yow li nga bëgg a wax dégg nañ ko mooy complot bi Ousmane Sonko doon wax yow yaa ko dëggal il faut ngeen xam ni ñi ngeen di waxal jàng nañ école duñ ay analphabète ñu respecté nit ñi fii amuñu problème Sénégal dañuy dund ci jàmm kenn ku ne am nga droit nga far fu la neex ci wàllu politique te du yàq sa digganteeg ñeneen ñi man am naa ay xarit yoo xam ne ñu ngi ci biir ànd ak Macky Sall am ci sax ay mbokk te dañuy seq jàmm mais man politique gu Macky Sall doyuma ma dem ànd jeeg politique gu Ousmane Sonko parce que moom ma doy loolu ku ne am nga ci droit mais kenn amul droit ni ku fi nekk di as gor ma jàpp la tuumaal la kenn baaxul réew mi mën nañ ni Karim Wade ñu ni baaxul Khalifa Sall ñu ni baaxul Ousmane Sonko ñu ni baaxul kon réew mi kan moo baax nañ waxante dëgg Mame Mbaye Niang dellul ginnaaw parce que boo dellu ginnaaw dina wees
mbokk yi nag ñu comprendre ma ci émotion bi may waxee parce que sama xol neexul man ci Sénégal parce que man yàlla dafa ma nattu ma bëgg Sénégal waaw sama xol neexul parce que Sénégal ni muy doxee gor ñëpp bëgg nañ leen a toroxal loolu mënul am ci réew mi. maa ngi nuyuwaat ñëpp di baalu ak ñëpp di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi